télévision Futur Média dellu soit ak yéen ci quartier général dañuy tàmbali ak téléservice bi jëkkee ko ak xibaaru jaww ji météo bi dañ ci ànd ak Marianne ñu ngi lay nuyu Marianne. degré lay xëyee Kaolack 26 Linguère 24 Saint-Louis moom 19 degré lay xëyee Podor 23 degré Matam moom 30 degré Ziguinchor 25 Kolda 27 Tambacounda 29 degré Kédougou 26 ngoon gi Ndakaaru 26 degré lay am Diourbel moo Kaolack ñooy bokk climat bi ñuy am ci ngoon gi ku ci nekk di nga am 36 degré Linguère 39 Saint-Louis 27 Podor ak Matam ñooy bokk climat ku ci ne di nga am 39 degré Ziguinchor moom 36 lay am Kolda 37 Tambacounda 39 Kédougou 32 degré di wax ne nag géej gi dana yéeg bu 6h07 jotee jàpp 18h07 ngoon gi dana wàcc bu 12h07 jotee wax suñu mbokku mool yi waxtu yi ñu leen di digal ngir ñu di ci dem géej bokk na ci suba gi 10h07 bu jotee jàpp 12h07 ngoon gi également 22h30 baax na pour nappi jàpp minuit 30 jant bi dana fenk bu 6h40 jotee laata muy sox 19h39 di wax suñu mbokk mool yi rek bu ñuy dem géej nañu yéen yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange jaajëfal bu baax service météo bi Baye Cheikh. mu ngoog bu ñu àggalee téléservice bi dañ leen di baaxee taux de change bi ngeen mën cee sukkandiku comme Sénégal dëkk tukkikat la dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 557,398 francs CFA. CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 746,962 francs CFA. un yuan chinois xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 87,0411 francs CFA. un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 58,9490 francs CFA. un rial xaalisu Makka ñoo ngi koy weccee 148,639 francs CFA. one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,8043 francs CFA. ñu jàll ci waxtu julli yi suba daañu ko julli bu 5h21 jotee tisbaar moom 13h10 lañ koy julli takkusaan 16h35 timis 19h43 gee moom 20h54 lañ koy julli di wax rek ku ko mën na ngay julli ci waxtu wi te boo paree bul fàtte ñaanal jàmm Sénégal Pape Cheikh. mu ngoog li ci topp nag mooy naafila yi Oustaz Assane ñu ngi lay nuyu joxati la sa wàccuwaay ñu ngi ci 24e jour tey mooy guddi 25 suma juumul wala ñu ngi ci ñaar fukkeelu fan ak ñeent muy guddik ñaar fukkeelu fan ak juróom d'accord maanaam woor nañu 24 jours jeex na macha allah jeex na alhamdulilah waaw alhamdulilah sant yàlla loolu lañ doon ñaan yàlla na yàlla mottali rek ak jàmm yàlla nangul ñu ginnaaw bi ñu la delloo nuyu jëlloo la sa wàccuwaay yow itam nuyu téléspectateur télévision Futur Média ak évidemment ñi ñu bokkal plateau bi naafila bi tey dañ ne ku mën juróom-ñetti rakk na nga ko def boo defee ñaari rakk nga sëlmal rakk bu nekk nga jàng fatiha ak li nga xam ne moo di ixlaas ñeenti yoon maanaam qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nee nañu képp ku ko def suñu borom subhanahu wa taala dana la jéggal waaye itam dana la bindalu yoolu koo xamante ni dafa faatu si toolu xare maanaam jihaad si yoonu yàlla subhanahu wa taala waaye itam ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dana la bindal yiwu koo xamante ni dafa jaamu yàlla junni at Baye Cheikh kon naafila baa ngi noonu juróom-ñetti rakk la boo defee ñaar sëlmal bu nekk nga jàng si fatiha ak qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom la ñuy wax lixlaas nga def ko ñeenti yoon si saar bu nekk Baye Cheikh. fukki fan yu mujj yi ci la ñu toll muy partie bu am solo. waaw fukki fan yu mujj yi Baye Cheikh si la ñu toll muy partie bu am solo. partie boo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala ak malaaka yi dañuy wàcc ba fi nga xamante ni moom moo du baytul izza bu ñu waxee baytul izza nag mooy asamaanu àdduna. nga xam ne loolu bariwul lu muy am. ngir lan taataan li nga xam ne moo di li jaam yi di ñaan seen ay soxla seen ay yitte seen ay mébét waaye itam surtout ñaan si li nga xam ne moo di njëggal àdduna ak àllaaxira loolu itam nekk na loo xamante ni lu am solo la Baye Cheikh ndax nit ñi léeg-léeg bu ñuy ñaan dañuy faral di ñaan àdduna rek fàtte àllaaxira yàlla waxoon na si alquran wa min annaasi man yaqul rabbana atina fi dunya xasana wa ma lahum fi l axirati min xalaq nee na am na ñoo xam ne bu ñuy ñaan àdduna rek la ñuy ñaan may ma kër may ma BMW may ma xaalis bu bari yooyu yëpp baax na yooyu yëpp yu baax yooyu baax na mais itam di si boole àllaaxira itam yaakaar naa loolu itam am na solo ndax loo bari la lu la yàlla may lu mu bëri fii nga koy bàyyi
kenn andiw fi dara te kenn du ko yóbbaale. waaw diggante bi nag gàtt na gàtt boo xamante ni am si yooyu baax na ngir jéem a dund boo xamante ni bu mucc ayib la. waaye bañ a fàtte fale itam loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la kon bu ñuy ñaan nañuy ñaanal soxla yi waaye itam ñuy ñaanalante suñu biir Baye Cheikh ndax kenn xamul ban gémmañ moo barkeel moom la yàlla subhanahu wa taala di nangoo ñaan te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne du'aul mu'min li axihi al mu'min ala dhahril ghaybi mustajab aw la yuraddu mu ne jullit bu ñaanalee mbokki jullitam man oustaz Assane bu ma jullee ba pare ne yàlla maa ngi lay ñaanal Pape Cheikh nga defal ko sutura adduna ak àllaaxira yàlla nee na te Pape Cheikh yëgul ba ma koy ñaanal yàlla nee na ñaan boobu man du ma ko delloo dama koy nangu kon nañuy ñaanalante suñu biir tàllal loxo yi yàlla ñu xam ne itam moom rek moom moo fi ne moom mooy maye moom mooy xañe kun fayakun moom la Seydil Haaji Malik radiallahu taala anhu suñu maam jooju waxoon ne yaa jaa'ilal xaali bayna al kaafi wan nuuni maanaam yàlla bu bëggee dara am bu waxee ku xam nga ñaari silaab la ku ak bu waxee ku balaa bi di dugg la mu namm am na yaa jaa'ilal xaali bayna al kaafi wan nuun yàlla wax si alquran innama amruhu ida arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhaana alladi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sa njeexalu suratu yaasin yàlla nee ne man su ma nammee dara kun rek laay wax loolu daal leen nekk ak lu mu mën a doon kon nañu sàbbaal ki nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala fa subhaana alladi bi yadihi malakutu kulli shay'in yàlla ne man maa ndar képp lépp wa ilayhi turja'un te lépp itam si man lay delluse yéen itam si man ngeen di delluse kon yàlla jooju Baye Cheikh fukki fan yi ñu nekk nañ ko si ñaan bu baax a baax a baax a baax lu si waay mën a ñaan ko waaye itam ñaanal ña ñu jiitu te xam ne ñun dañu leen di fekki bu ñuy di fàtte Baye Cheikh suñu way dawlo yi ndax ñun dañuy dem si dëkk yi dem si rob yi buñ paree rek delluwaat si àdduna fàtte leen te moo ne day bés dina ñëw ñun dinañ soxlaa ku ñu ñaanal te bu fekkente ne bëgg nañ di am loolu ñi ñu jiitu nañ leen di bàyyi xel di leen ñaanal njëggal ak yërmande suñu borom subhanahu wa taala kon fukki guddi yaa ngi noonu daanaka jeex na juróoma si des wala juróom benn gën jaa bari yàlla nañ ko mottalee ak jàmm comme niñ ko tàmbale woon Baye Cheikh amin mu ngoog li ci des nag ñu ngi ci gërëm téléspectateurs yëpp ci seen fidélité démb li tubaab naan battre record d'audience defe naa daf ñoo dalati ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu jagleel ku tedd kii di Cheikhul Khadim plus de 4 millions de vues sur internet waxatuñu téléspectateur réew mi ak it ya nekk ca bitim réew daañ ci débrief tuuti bu ca kanamee ndax bëri na ci ay taalibe yoo xam ne ku ci ne dem ba tey yaa ngi wane sa bopp xanaa rek fàttali ne ëllëg dinañu àggali ndax jeexaguñu waaye fàttali ni plutôt tey dinañu recevoir ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wala professeur Ismaïla Madior Fall yegg si na depuis sànq daañu waxtaan ak moom ci ponk yu bëri Ablaye Der ñu ngi lay nuyu waa jàkkaarloo dinañ ñu fekk si bu ca kanamee ci plateau bi maa ngi seen professeur Songué maa ngi seen itam Bouba Ndour ak gars yi nga xam ne d'habitude vendredi yi ñoo leen di gunge ci guddi gi ci télévision Futur Média Mamadou Ndoye Bane itam moo ngi ci jotaay bi Abdoulaye Der justice da di ponk bu am solo ci réew mi te nee naa ñun duñu créer polémique ni débat duñu tooñ waaye quartier général vitrine la boo xam ne dañuy jéem rek di indi solution ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne ni réew maa ngi koy waxtaane donc daañuy waxtaan ak ki nga xam ne ni mooy ministre de la justice bu ca kanam dëgg la Pape maa ngi lay fay di nuyu bépp téléspectateur Télé Futur Média TFM li nga wax dafa am solo lool ndax justice nit ñi dañ koy fàtte mais ci dundinu askan wi yëpp lay laal rawatina sax damay jéggi rek àtte simple yi dem ba ci koom-koom ki fi ñëw di dugal kopparam bu wóoluwul suñu justice est-ce que yaakaar nga ni dina fi ñëw investir fii bëgg fi tabax bëgg fi ubbi entreprise bu ko leeree ni bés bu amee tolof kat dem ci kanamu àttekat bi nañ koy àttee du doon ni nga xam ni daal mooy ni gën wala ni mu gën a jaaree yoon bu boobaa souvent dañ koy dégg ñu naan investisseurs yi dañuy seet climat politique bi waaye it dañuy bàyyi xel justice u dëkk ba ñu jëm ndax ni ñuy waxee état de droit la bu dee état de droit la du ñu am benn xaarma yàlla wala benn problème ci dugal fa seen koom seen koppar ndax ni ma lay wax dañu am kóolute ci justice boobu xam ni seen milliard buñ ko fa dugalee it am problème ak doomu Sénégal ñu dem ci kanamu àttekat bi ki am dëgg la ñuy jox dëgg donc c'est très important justice boobu ñu war a
war a waxtaanee prison yi it nekkin wi sur population carcérale dañ koy faral di dégg. naka la ñuy def pour voilà yu ñuy saafara bëri na daal yoo xam ni. incha allah dinañ waxtaan ak ministre de la justice jëm ci loolu. moom sax laa bëggoon a nuyu muy professeur Ismaël Madior Fall monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi ak ni nga ñu nangulee tey ñëw ndogu ak ñun ci télévision Futur Média waxtaan ak sénégalais yi ci ay ponk yu bëri depuis que ñu xam ni yaay ñëw ci jotaay bi Marianne mën na ko seede bëri na ay questions yoo xam ni jot nañu ko mu jógee ci internautes yi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax professeur merci d'être là tey ci quartier général bi. voilà mu ngi toog noonu voilà monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. Je suis là. Ah ok. waaw ñoom koor gee leen jàpp tey techniciens yi defe naa ah c'est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne tey xam naa équipe bu bees la ñu bëgg a indi la yàlla baax na. waaw maa ngi koy fay. waaw kay professeur ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi di la gërëm surtout ci disponibilité bi ñu ngi lay xaar ci plateau bi bu ca kanamee tuuti mais comme habitude la fu ñuy bëgg a tàmbali nuyoo ak kilifa gi ñu seet si foofu ci régie bu quartier général am na nu mbégte ñu ngi lay ziar bu baax professeur. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci invitation bi. bëri na ci ay ponk yoo xamante ni bëgg nañu ko waxtaan ak yow ci wàllu yoon fii ci Sénégal mais d'habitude waxtu wi ci lan la lay fekk boo ndogoo ba noppi. d'habitude quand même waxtu wi généralement su ma ndogoo ba pare ba naafi la. souvent damay liggéey sama bureau ci kër ga. parce que ci laay profito liggéeyu université. liggéeyu intellectuel. donc ci laay lire. sama document universitaire yi ci laay lire thèse yi nga xamante ni dama koy encadrer étudiants yi. su may bind tamit ndax maa ngi bind ay livres ci laay profiter aussi bind livre donc heure yi daal. généralement moom heure la boo xamante ni damay def travail intellectuel comme journée bi travail gouvernemental ngay def travail administratif. léegi guddi gi rek laa am pour def travail universitaire. d'accord mais est-ce que yaa ngi jot di jàngale ji ba tey. bon jàngale bi léegi c'est un peu plus compliqué. j'imagine. voilà parce que léegi daal. daanaka doctorat yi laay encadré. d'accord mooy étudiants yi nga xamante ni thèse la ñuy def. souvent week-end bi laa leen di gis le samedi. waaw mais jàngaleetuma léegi quand même ci amphithéâtre yi. d'accord donc ñu ngi lay xaar ci jotaay bi bu ca kanamee tuuti bu ko defee ñu tàmbali ak yow waxtaan bi professeur Ismaël Madior Fall ministre de la justice lépp loo xamee ni soxal na leen ci wàllu justice mën ngeen koo laajte ak ni réew mi doxee surtout ci wàllu yoon c'est vrai que yenn saa yi ma dégg taskatu xibaar yi expliqué ñu ci seen jotaayu xibaar ne polémique yi bëri na bon on parlera de tout ça ak ministre de la justice bu ca kanamee tuuti internautes yi am ci place bu am solo Marianne Siva. ci am nañ ci place bu am solo ni mën nañu wéy di ñu suivre si Facebook /QGTFM wala Twitter #bi QGTFM la Instagram GFM SN mën nañu fa follow waaye également sur Snapchat GFM-6 Sénégal waaye également mën nañu suivre wala di participer ci biir émission grâce ak suñu application boobu di GFM et vous application bi comme ni ma koy tàmm di waxee da nga koy télécharger gratuitement moo lay permettre nga am quartier général en direct mais tamit nga am lépp luy xeetu émission yoo xamante ne dafay am fii ci biir télévision Futur Média wala ci biir RFM wala lépp luy supportu groupe Futur Média di nga am également ci biir application boobu Record TV mu di yéenekaay boobu nga xamante ne tàggat yaram rek moo ko tax a jut nga xam ne lépp luy reportage yoo xam ne mu ngi ci coupe du monde bi tàmbali nañ ko déjà di ngeen am également L'Obs TV nga xamante ne foofu itam da ngeen fay am match yi en direct mais di ngeen fa am également suñu première rajo digitale boobu di King FM mais également di ngeen fa am suñu site boobu di www.igfm.sn mais di ngeen am également li nga xamante ne moo di TFM religion nga xam ni lépp luy reportage ci këru diine yi di ngeen ko fekk foofu ci suñu application boobu di GFM et vous kon ñu ngi xaar seen ay questions ci adresse yooyu ma leen jox Baye Cheikh. plus de 4 ou 5 millions xaw ma milliards comme man du ma mën di lire chiffres yi internautes yi démb wane nañu intérêt bu doy waar ci quartier général donc ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax au-delà de téléspectateurs yi mais surtout internautes yi nga xam ni ñoo ñu doon seetaan à travers plateforme yi à travers Facebook à travers sunu ay comptes rawatina application bi di GFM et vous ñu jar a gërëm lañu quand même Maria. waaw ñu
ñu gërëm leen bu baax Pape Cheikh parce que partage yi bari na mais ku ci nekk yaa ngi gis statut yu démb ñi nga xamante ne Facebook ñi nga xamante ne WhatsApp kenn ku ci nekk rek si réseaux sociaux yi yaa ngi doon wone sa mbégte ak sa cofeel si di nga xamante ne moo di waxtaan bi nga xam ne amaloon nañ ko fii démb ak kii di Serigne Saliou Samb ñu ngi leen ciy jaajëfal direct yi ñu ngi ko doon partagé sur YouTube également nombre de vues yi jéggi na dayo macha allah di leen sant di leen gërëm ci seen kóolute bi ngeen àndee ci télévision Futurs Médias. nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy jàppale boobu ba tey ci quartier général yi quartier général bi sponsor yi daañu recevoir par exemple bu ca kanamee waa Sonatel madame Sow ngi ci ginnaaw pour ñu waxtaan ci ponk yu bëri yoo xamante ni soxal na nit ñi ak waa Sonatel dinañ leen recevoir bu ca kanamee tuuti Mamadou Ndoye Bane mu ngi fi Ndoye ñu ngi lay nuyu yow moom yëfi prison yi intéressé na la xam naa ni di nga ci sonal ministre bi. waaw yëfi prison yi moom intéressé nu réew mépp intéressé nañu bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ci plateau bi yëpp di nuyu ñi seetaan di la ziar di la bëgg bu baax a baax am na tamit reportage bu ñu indi ci occupation bi nga xam ne moom la ñenn ñi occupé trottoir yi fi nit ñi war a dox ñu fay jaay fi nit ñi war a dox ñu lal fa di jaay léegi nit ñi ak oto yi ñoo bokk tali bi te ñëpp a ngi seetaan autorités yi ñi ngi seetaan askan wi ñi ngi seetaan ba lu ñu cee jóg nag oto saaraan jaar seen kaw ñuy doog a jóg dëgg la de donc balay booba nag ñu alerter leen ni leen attention y a danger waaw loolu leen indi looykat bi waxoon lu xew ñu ne ndogal am na yoo xam ne du ndogal yenn yi du ndogal parce que nit ñaa ngi ciy teg seen bët chaque jour voilà jaaykat yaa nga fa jëndkat yaa nga fa oto yi tam ak nit ñi ñoo bokk tali bi donc mu doon loo xam ni et puis soo demee ci point yi nga xam ne ñu ngi koy defa léegi nit ñaa ngi jaay ci kaw point yi waaw yi ci kaw point yi di jaay point yu ci bari am na point bu nekk fii ci wetu SD bi nekk booru Yoff point baa nga commencé xàppatiku ah bon donc yooyu yëpp dinañ ñu wax ko waaw ba bu su beneen yoonatee bu ni kenn waxu ko woon ci quartier général waaw loolu lañ leen indil tey on en parle bu ca kanamee Alfie yaa ngi ànd ak Beko ànd tamit ak Sénico pour li nga ñuy toggal mais tey exceptionnellement da nga am gan gu mag moo des bernde yi muy Ndiassé traiteur Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu ñi ci plateau bi Pape Cheikh nuyu ñi ñuy seetaan comme ni nga ko waxee tey am nañ gan bu mag boo xamante ni mooy gérer lépp loo xamante ni moom la ñuy xéewaloo ko parce que dañ ko guddi gi da koy laaj léeg-léeg ñu toog ba ay 3 heures du matin xam nga ni ku woor toog journée bi yëpp lekkuloo bu guddee xiif da lay yomb donc Ndiassé ñëw tey fas yéene nañu andil yu am solo parce que moom bu ñëwee rek di nga xam ne Ndiassé ñëw na donc ci kanam ñu dalal ko mais laata loolu ñu nuy leen ak Beko minute Beko yi nga xamante ne dañ leen koy faral di leen ko defaral fii ci quartier général Pape Cheikh andi leen ay accessoires ay matériels yoo xamante ne bu ngeen ko sàlloo du ngeen jël ndaare ci korité bi parce que tamit équipé ay waañ wala équipé sa kër dafa baax quand même di ko renouveler wala di jënd ay produits de qualité yu baax yu ci mel ni Beko chauffe-eau électrique yi nga xamante ne marque originale bi la mooy Beko ba pare esthétique la boo ko tegee mën nga ko teg foo xamante ni mën na la servir de décor comme Ndiassé ni ma amee ay accessoires am boo amee genre chauffe-eau yi soxlawul sax ngay wut ay carafe pour sotti ci sa ndox bu tàng parce que niñ ko defaree la grille-pain yi nga xamante ni itam duñu tàyyi di ko wax ak yi nga xamante ni moom mooy mixeur plongeon yi four micro-ondes yi nga xam ne ñoom it dañuy togg dañuy tàngal Pape Cheikh yi nga xamante ni ñoom ñooy itam presse sandwich yi di ko tàngal di seeyal fromage yi di andi ngëneel yi nga xamante ni moom la ñuy taamu souvent bu ñuy lekk ak cuisinières yi chez Beko frigo yi tamit mi ngi chez Beko Pape Cheikh nga xamante ni dafa nekk ay frigo ak ay four yu mucc ayib yoo xamante ni seen ay mode de cuisson benn la parce que mën nga dugal ñaari façon aliment ci biir ñu ñor te benn du ci jaxasoo ak moroomam donc yooyu yëpp su ngeen ci bëggee profito léegi la parce que promotion bi dafay dem ba le 30 juin fii fépp ci showroomu Beko yi électronique corp nga xamante ni moom mooy distributeur di marque Beko wala ngeen woote ci 33 867 79 99 pour mën a am ci produit yi nga xamante ni ñoom la ñuy def lu ngeen jënd ci valeur 100 000 francs jàppale ni su ngeen di génn Beko daf leen di jox benn cadeau donc loolu y a rien de tel Pape Cheikh su di fàttali tamit que waa Sénico ñi ngi fi ñoom ak seen ay xeetu produit rek jigéen ju nekk da nga koy sàlloo qualité bi mi ngi ñëw incha allah Pape Cheikh lu ci mel ni kadi lu ci mel ni beurre jadida xam nga soo ne poulet rôti wala nga ni ay agneau rôti y a rien de tel nga jël sa pot jadida daal di koy diw ci sa xar wala nga diw ko ci ginaar y a rien de tel donc dinañ ñëw ci marinade yi tamit xam naa bu Ndiassé ñëwee dinañ ko laaj moom it ndax mi ngi préparé ay marinade ak ay sauce parce que c'est très tendance maintenant Pape Cheikh nit ñi di jënd ay potu marinade di jënd ay potu sauce ci service traiteur yi dañuy bàyyi ba Ndiassé ñëwee ñu laaj ko voilà comme ça ñu waxtaan ci épicore gaa ngi bëgg a jeexaa bu jeexee Assane ñu delluwaat ci fi àddina ay dem grand théâtre rek dem soirée rek yooyu ñoom seen am nañ fi agenda boo xamante ni bëgg na di leen ko baaxee parce que c'est des événements télévision Futurs Médias xam naa ni anniversaire
Fatou Guewel kenn du la fa jiitu yow moomu Assane moo tax ma bëgg rek nga bind ko ci sa agenda mais lu jiitu anniversaire Fatou Guewel déjà le 23 juin dinañu dem anniversaire bu Djibi Dramé moom Sorano la koy amal le 23 juin à noter dans vos agendas loolu dafay nekk événement télévision Futurs Médias. Fatou Guewel tamit moom mu ngi jëm Grand Théâtre le 29 juin di programme boo xam ni itam après koor lay doon programme télévision Futurs Médias la pour ñi nga xam ni ñoo bëgg a def seen i réservation jox leen numéro bi nga xam ni bu ngeen ci teelee woote di ngeen mën a am billet muy 77 126 03 81 77 126 03 81 mooy numéro bi ngeen mën a def woo Fatou Guewel pour mën a réserver ci anniversaire am bu mag boobu la nga xam ni moo ngi koy préparé ce sera donc pour le 29 juin ca Grand Théâtre balaa sax ñuy seetaan publicité bi Aïda Samb tamit mu ngi ci yoon bi moom diggee woon na guddeem gu mag d'ailleurs jàpp na datam pour le 7 juillet donc le 7 juillet incha allah la Aïda Samb moom itam di amal spectacle am bu mag ca fi nga xamante ni moo di Grand Théâtre ce sera un événement télévision Futurs Médias d'ailleurs fileeg Tabaski Safurla Korité dinañ leen recevoir ñoom ñëpp bu ko defee ku ci ne mën a dérouler ce programme donc 29 juin Fatou Guewel ak groupe Sopp Noreyni dinañu amal 12e anniversaire bi ca fi nga xam ne ni moo di Grand Théâtre ñu tàmbali ak sujet bi nga xam ne ni Ndoye Bane moom la def tey jëm ci lii tubaab tuddee occupation anarchique yu yenn voies yi. waaw loolu lañ leen indil dem nañu doxantu ji ci dëkk bi yenn bagage yi nga xam ne gis nañ ko ci dëkk bi ngi dem ñuy def reportage yem ci sax benn camion boo xam ne dafa saaraan fële ca booru Liberté 6 mais heureusement que kenn gaañuwu ci ñu gis ni daal nit ñi tamit dañuy dox ci kaw tali bi ak oto yi nit ñi tamit ñoom ak oto yi ñoo bokk tali bi ne yeneen nit gis jël ay dàll ak ay marchandises laal ko ci kaw trottoir bi donc moom nit ñëpp yéen a ngi koy gis mais kenn waxul dara mais bis bu oto saaraanee nag ci kaw nit ñi yàlla bu mu am su ko defee ñëpp da jóg taxaw ku nekk di wax donc looloo tax ñu gëstu ci daal jéem cee def reportage indi ko su fekkee yemb na ñu teg ko waaw su fekkee noppi na ñu teg ko su fekkee noppeegul tamit ñu xaar ba ci kanam ñu jox ko gaay mais parce que daal danger la boo xam ne Sénégalais waaw gars yi dañuy seetaan ba affaire bi ni teel ñuy doog a def na ko sutul voilà mu ngoog comme élément bi pareegul ndax mën nañoo recevoir waa Sonatel pour gagner du temps il est 23h17 Bouba Ndour mu ngi fii Papis Diaw mu ngi fii professeur Songué tamit mu ngi fii daañuy waxtaan ci nu mu tudd justice bi ñuy waxtaanee bu ca kanamee tuuti ci quartier général bi Ex tamit mu ngi fi ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam ci télévision Futurs Médias mais j'aimerais aussi parallèlement remercier koo xamante ni dafa jàpp personnellement ci liggéey bi ñuy liggéey ci quartier général muy Bàcc Dioum bu marque bi di Keifa lépp loo xam ne ni sol naa ko fii ci début bi ba léegi moom la donc ñu ngi koy gërëm bu amul àpp Bàcc ak équipe yi mu àndal ci maison de couture boobule di Keifa ak costume yi nga xam ne ni costume Afrique la donc ñu ngi koy gërëm bu baax mën ngeen woote bëccëg bi toute la journée parce que numéro bureau la ci 77 778 34 34 pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg ci yi nga xam ne ni moo ngi koy defar mu moderne ba pare chic donc mën ngeen découvrir identité visuelle bu bees bi à travers site internet bu Keifa donc bàcc ñu ngi koy gërëm ay waayjuram itam baax di sunuy waayjur muy papaam ak yaayam ñu ngi leen di gërëm bu baax mais mention spéciale à toi frère je suis très content ci ñetti saison ngay jàpp ci combat bi te wax ji bëriwul am na ci itam keneen koo xamante ni bu weesoo quartier général lépp loo xam ne ni jëm na ci li may sol moom la moom it dañu koy gërëm dama koy gërëm personnellement muy Modou Faye Mousli Couture donc Modou Faye ñu ngi koy gërëm bu baax salon des stars nekk Grand Dakar merci ci yére olof yi merci ci jàppandal gi depuis plus de 4 ans ou 5 ans ngay jàpp ci sama liggéey donc Modou Faye ñu ngi koy gërëm bu baax ak personnel bu Mousli Couture ak kull koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci liggéey bi ñu nekkee fii ci télévision Futurs Médias Oustaz Assane juste fàttaliwaat téléspectateurs yi ne période bii ñu ne lu ci waay jaamu suñu borom rek yàlla daf la koy fay ala kulli yàlla. waaw xam nga Baye Cheikh yàlla moom du neenal jëf ju baax suñu borom subhanahu wa taala nee na moom du ko neenal mukk inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala yàlla nee na man jomb naa sama jaam def lu rafet ba pare mu ñëw yowmal qiyaam ma di ko niilal
te boo defee lu baax suñu borom subhanahu wa taala balaa mu lay fay àllaaxira fi nga nekk fii si àdduna fi la commencé di fay waaye itam ñu xam ne lépp lu waay def sa bopp nga ko def man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid la yàlla waxoon si alquran yàlla ne ku def lu baax sa bopp nga ko defal ndax yow la ñuy fay ku def safaan itam bu ñuy mbugal ëllëg yow la ñuy mbugal sa bopp nga ko def te yàlla moom du tooñ mukk jaam kon donte comme xam nañ loolu suñu borom subhanahu wa taala digle na lu baax tere na lu bon kon ñun ak suñu conscience ñoo war a xam ne lii baax na ñu teg si suñu tànk ñu xam ne lii baaxul ñu bàyyi ko ndax ñu xam ne yàlla moom suñu borom subhanahu wa taala andiw ñu fi lu dul ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtul insa wal jinna illa li yabuduni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun yàlla ne binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma xaaruma si ñoom dara léeg-léeg da nga gis koo xamante ni day jaamu yàlla defe ne li muy jaamu yàlla dafa amal lu si yàlla am fekk yàlla amu si dara yàlla ne yéen ñëpp bu ngeen dajaloo woon di julli di woor chaque jour di def lu baax du yokk sama nguur lu toll ni tarfatal ayni yéen ñëpp bu ngeen toogoon croiser les bras lànk ne du ngeen ma jaamu itam loolu du wàññi sama nguur lu toll ni tarfatal ayni kon loolu li ñu siy déggee mooy lépp loo xamante ni Baye Cheikh mën nañ ko si jaamu yàlla ak def lu baax rawatina si weeru koor gi nañ ko def ndax li may faral di wax fekke wóorul suñu borom subhanahu wa taala rek moo xam ñii di fekke ak ñi dul fekke comme yàlla dimbali nañu nag ba ñu fekkee ren nañu góorgóorlu bu baax a baax ñaan ko fekkee déwén mais ni ñuy góorgóorloo mooy def loo xamante ni neex na yàlla te doomu aadama war nay fexe saa su nekk mu nekk si loo xamante ni bu ko si dee fekkee du am gàcce du rus te bu jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala du am bët yoo xamante ni bëtu gàccee lay doon kon kenn matul nag wax dëgg yàlla mais il faut ñu góorgóorlu àdduna du kër comme ni ko suñu yaay déggeen chumère baabu rahmatullahi alayha yàlla na ko yàlla yërëm daan waxe àdduna du kër Baye Cheikh bés bu nekk nga gis ku ëppale nit lu ne armeer yi boo fa demee ku ëpp xam-xam nit ñee nga fa ku ëpp alal nit ñee nga fa ku ëpp taar nit ñee nga fa borom juddoo nga fa ndigam Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la fi déggi bàyyiwul kon du fi bàyyi kenn nañu jaamu yàlla sellal jaamu gi yenente jaamu suñu biir bu ñu ko defee rek yàlla subhanahu wa taala nangul ñu waxoon nañ ko démb la répétition est pédagogique murum koor mi nañu si góorgóorlu ku ko man na nga ko génne équivalent wu 2 kilos de riz par personne Pape Cheikh loolu méttiwul si ñu ko man ku ko mënul nag nga xam ne yàlla moom tegul kenn lu mu mënul devant l'impossible nul n'est tenu soo mënul rek suñu borom subhanahu wa taala teggil na la kon loolu nañ si bàyyi xel Baye Cheikh bu baax a baax macha allah juste que dafa am ko dugal benn laaj mu ne ñi nga xam ne dañuy def gynécologie si biir weeru koor gi ñooñu seen liggéey liggéey boobu kat mënuñu ko arrêté pendant le ramadan waaw fa laa jëm ma ne ko liggéey boobu dañ na dafa am benn règle buy wax ne ad darurat tubixul mahdurat maanaam li nga xamante ni lu mënul ñàkk la moo tax lañ la doon tere dañ la koy may nga def ko dañ la koy daganal ki nga xam ne gynécologue la loolu mooy liggéeyam te mu wóor que ne dafa am ñoo xamante ni bu leen toppatoowul seen wér-gu-yaram mën na sooxe kooku même bu dee weeru koor la na def liggéeyam comme ni ko ki wam santé loolu amu si bàkkaar amu si dara parce que liggéeyam lay def loolu itam ñu bàyyi si xel dara nekk si wax dëgg yàlla ndax liggéey la rek te li mu si jublu mooy jaamu yàlla yàlla yéene rek lay fay innamal a'malu binniyat tey moom la ñu waxtaan barki démb ak Oustaz Mor Thiam waaw yéene voilà parce que man mii nekk imam su ma taxawee di jiite te yéene bi jiite bi may jiite yéene bi sellul donte la maa ngi sëgg di sëgg ay bàkkaar laa siy am kële nag liggéeyam bi muy def donte la xam na doy waat mais mu ngi koy def te yéene la siy def te jublu si lu dul jaam bi am wér gu yaram ay yiw kese la siy am yiw la siy am de xam nga liggéey boobu doy na waar nga xam ne loolu dañ ne la bàkkaar la mais nga di ko def di si am ay yiw kon nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala yéene rek lay fay macha allah kon mu ngi noonu bàyyi voilà tubaab sax wax na ko l'intention vaut l'action donc na intention yi di rafet bu ko defee suñu borom di fay barki démb nag ñu ngi doon màggal bis bi ñu jagleel environnement Yacine mi nga xam ne ni moo ñuy dimbali ci émission bi ci lépp loo xam ne ni jëm na ci wàllu environnement jot nañu ci junju mais xam naa après koor gi daañu gën a développer reportage yi nga xam ne ni ak gëstu yu ñu jagleel environnement bi ñuy gën di naqarlu te gis ni àddina wërngal képp ñoo ngi koy waxtaanee mooy déchet plastique mbuus yeeg ñoom seen di ko sànni nga xam ni dem na ba jur li tubaab bi tuddee beneen continent bu bees nga xam ne ay mbalit rek a fa ne te mbuus moom sànni ko yenn saa yi ñu ne ñu mën na toog ay junniy at yoo xamante ni li muy dégradé ci wàllu environnement bi dafay metti loolu moo waral par exemple dëkk yi daawul neige wala yi gëj a neige nañu gis ngeen Dakar par exemple dérèglement
changement climatique bi ñàkk toppatoo gi ñuy ñàkk toppatoo environnement bi indi tàngaay yi day tar seddaay yi duñu ko mën a natt donc finalement on ne comprend plus rien ndekete base bi mooy suñu comportement et puis Sonatel di ci def lu am solo ci lépp loo xam ne ni jëm na ci toppatoo gi ñu war a toppatoo wàllu environnement ñoom ñu ngi ciy liggéey boobu ba tey moo tax tey ñu recevoir madame Sow Koura jógee Sonatel mooy responsable RSE bu Sonatel nga xam ne dañuy yëngu ñoom ci lépp loo xam ne ni jëm na ci wàllu lii tubaab tuddee sociétal. Merci d'être là déchets plastiques yi ak ñàkkum cet gi ci bërëb yi moo tax ngeen jóg di am lu ngeen di xeex yéen waa Sonatel mënoon ngeen yam rek ci wàllu jokkoo bi mais ci réew mi ngeen bokk ñu bëggoon xam rek d'abord li Sonatel di def pour xeex li nga xam ne ni moom la ñu tuddee insalubrité ak déchets plastiques yi nga xam ni fléau la fii ci Sénégal madame Sow. salaamaaleykum Pape Cheikh. maa ngi lay nuyu di nuyu ñu ma bokk plateau bi. di nuyu aussi téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi leen di gërëm ci invitation bi ngeen ñu invité tey. donc vraiment sujet bi ñuy wax muy affaire tilim bi mbalit mi. ak déchet plastique yi. vraiment mooy mbuusu plastique yi bouteilles yeeg yooyu. addina bi yëpp ñu ngi koy naqarlu. donc ñun ci suñu bopp ñun waa Sénégal dañ ci am wareef buñ ci war a def. état bi mi ngi ci def ay jéego yu mag waaye ñun it Sonatel ñu ngi lëkkaloog état bi di ko jàppale ci liggéey boobu. liggéey boobu nag doomu aadama waa Sénégal ñëpp ci war a jàpp. donc fi mu nekk nii xam nga lu ñuy wax objectif de développement durable maanaam suqali yéene yi nga xam ni vraiment ñun ñëpp waa Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp d'ailleurs ñu ngi ciy dox pour vraiment ëllëg daal tey lañ ko war a waajal. dafa am loo xam ne bu ñu ko moytuwul léegi. ëllëg day lool suñu jaboot ci day waaw ay gàllankoor. donc loolu moo tax nag Sonatel di def ay actions yu bëri. jëmale ko ci cet mi jëmale ko ci aussi mbirum plastique yi. dañu am programme yu bëri yoo xam ne dañu lëkkaloo. ak état bi ay comme UCG par exemple am nañu benn programme bu tudd. ànd defar suñu gax boo xam ni vraiment dañuy lëkkaloo ak mairie ak collectivité yi. ànd ak ñoom dem ci fi mu ne nii 11 communes dem nañu Ziguinchor dem nañu Kolda dem nañu Tivaouane dem nañu Pire dem nañu Mékhé dem nañu Médina dem nañu Yoff dem nañu bërëb yu bëri 11 yoo xam ne dañuy dem ànd ak lëkkaloog UCG mooy unité de coordination bi nga xam ni mooy toppatoo gestion des déchets ànd ak ñoom dem bale def setal jox ay matériel engagé population yi nga xam ni ndaw yi nekk ñu ci quartier yeeg yooyu impliqué leen ndax affaire yooyu action citoyenne moom doomu réew mi yëpp dafa am action yoo xam ne ñëpp dañ ci war a jàpp donc ñun fii Sénégal doguma la amoon nañu culture setal absolument kon yëpp ñu ngi fàttaliku suñu yaay Jaal Mbaay sa xarit sax woyoon na ko dañu amoon daaw ñu toog sax di xaar mais ñu dem ba mel ni dañu ko fàtte heureusement que Sonatel est là pour ñaaxaat nit ñi ci culture boobu ñu amoon muy setal ñu daan wutul suñu bopp ay ratoog ñoom seen di setal suñuy koñ bu ñu noppi waan dañ daan xumbal fuural à l'époque donc c'est bien que Sonatel ñëwaat jàpp ci pour que ñu ñëwaat ci habitude yooyu dëgg la donc ci loolu la ñuy jàpp impliqué mairie yi impliqué xale yi te loolu day créer sax ay xëy ci gone yi ndax bu ñu demee bu ñu joxee matériel yi ànd ak ñoom bale raxas jël déchets yi an ko def ko ci ay dépôt après nag dañuy ñëw xale yi ñu ñaax leen ak famille yi pour ñoom ñu continuer maanaam mbir bu du yem foofu loolu mooy vraiment ci ànd defar sunu gox waaye am nañu yeneen programme ak ay société du doomu réew mi ay femmes yu xarañ yu nekk société bi mu ngi tudd Proplace ak seen DG que je salue au passage muy Macoumba Diagne kooku tamit suñu partenaire la et loolu gestion des déchets plastiques maanaam mbalit mi surtout plastique mi mooy mbuusu plastique yi xam ngeen ni mbuusu plastique moom day lor ndax mbuusu plastique boo ko sànnee balaa muy seey suñu mënee wax loolu ay millions d'années bu dee kayit bi ay dizaine d'années la ay fukki at mais bu dee mbuus bi ay millions at la xam nga loolu lu garaaw la te mbuusu plastique lu muy loolu dafa bëri ndaxte day fatt garab yi te garab dafa am solo xam nga fi mu ne nii dañuy wax changement climatique maanaam air bi ñuy kii dafay gën a tàng daal te bu tàngee day andi yu bëri lu muy andi inondation yi ñuy gis nag ñuy inondé chaque année muy fii ak àdduna bi yëpp yooyu yëpp ay affaire ñun sax xamuñu danger bi waaw la descente ni climat bi déréglé suñu comportement la mooy mbuus yi ñuy sànni ak ñoom seen te xam nga garab yi
bu manqué bu deewee bu ko mbuus bi fattee dafay dee te bu deewee garab dafa am solo dafa am solo ndaxte gaz carbonique bi moom moo koy absorbé delloo ñu oxygène donc am na solo lool donc mbuus plate bi nga xam ne day fatt canalisation yi nga xam ne ndox mi foofu la war a jaar mbuusu plastique yi aussi bu ko bàyyi may lekkee da leen di lor bu ko jën yi lekkee da leen di lor donc te loolu day lor nan nappkat yi lor ñan baykat yi te day tax vraiment koom-koom ci dëkk bi day lor ñëpp day lor ñoo ñëpp la ñu nit donc moo tax ñuy yëngu ci loolu donc Proplace ni muy def mooy dañu am ci ay li ñuy wax ay kiosque récuplaste kiosque récuplaste yi nag dañuy dem ci ay birit comme li ñu def comme li ma leen expliqué def nañ ko ci Yoff def nañ ko Popenguine def nañ ko ñi ngi déployé daal maanaam ñi ngi koy tas léegi lu ñuy wax mooy population bi doomu aadama yi bu ñu amatee plastique nañ ko ber seen kër bu ñu ko beree ñu waaxu ba ci kiosque récuplaste bi ñooñu dañ koy jënd dañ koy jënd 75 francs le kilo donc xam nga am na solo donc léegi plastique bi damay ñaan daal nit ñi au lieu ñu koy sànni nañ ko dajale buñ ko dajalee waaxu ba ci kiosque récuplaste ba am ca dara te loolu boo ci amee dara am na loo xam ne yaa ngi koy def ci wàllum préservation de l'environnement moonu jaww ji yaa ngi ciy participer te loolu pour comme li ñu doon wax sànq pour ñun tey la pour suñu ay njaboot ëllëg la donc da am na solo kon Proplace boobu ñu lëkkaloo am na solo torop xool li ñuy wax valorisation des déchets plastiques maanaam mbalit tuddatul mbalit leneen la tudd ndax buñ ko collecté ba pare dafa am beneen liggéey lu ñu koy liggéey ndax plastique boobu buñ ko jëlee dañ koy tas daggate ko raxas ko defaraat ko delloowaat ko ci koom-koom bi maanaam loolu nga xam ni si wala nekkoon mbaa mu nekkoon mbuusu plastique buñ ko liggéeyaatee dañ koy delloowaat ci kii bi donc day tax ñu préserver environnement bi moo tax mooy jaww ji dootul amati problème yooyu mu amoon et donc am na solo torop donc action yooyu mooy li ñuy def ci environnement bi xëy na peut-être bu si kanamee dinaa ci wax yeneen action ci d'autres domaines yoo xam ni vraiment pour jàpp d'ailleurs on va finir avec ça pour gagner du temps ñun itam yeneen action yi wax naa sànq ci contexte bi jëm ci bis bi jagleel environnement 5 juin bi passé et puis le 29 ak le 30 ba le 31 mai ñu ngi doon amal conférence nationale pour le développement durable loolu moo nekk contexte bi mais est-ce que am ngeen yeneen i action ci wàllu RSE yu ngeen di partager pour servir d'exemple yeneen société yi nekk fii ci Sénégal. waaw ñun daal vraiment ñu ngi jéem lu ñu mën. ndax loolu moo ñu war. ndax engagement citoyen li muy wax mooy ñun ay Sonatel ay doomu réew mi ñoo fa nekk. société sénégalaise la ay doomu réew yi ñoo cay liggéey. donc li ñuy wax sànq ci environnement bi mooy jéego yi ñu ci commencé ak yeneen reboisement bi ñu ngi ci ak nebadaay ñu ngi ci vraiment d'autres maintenant ci yeneen domaines yi. mooy ci affaire wér-gu-yaram bi. ci affaire santé mi boobu ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo. comme par exemple diabète moom ñëpp xam nañu ci réew mi. ay problème la lay lor ñu bëri am na ñoo xam dañ ci maare day taal yi ñàkk seen bakken nag loolu donc dañuy lëkkaloo ak centre Marc Sankalé di leen jàppale ci liggéey bi pour vraiment ñaax population bi pour affaire ñi nga xam ne dañu am diabète ñu xam lan la ñu war a def ci seen wàllum lekk ak seen habitude léegi ñeneen ñi nga xam ne tamit naka la ñuy def pour moytu ko daal ci wàllum éducation bi aussi ñi ngi def ay jéego ndax ñi ngi jàppale li ñuy wax connectivité des écoles maanaam école Sénégal yëpp dañ leen di def gratuitement école primaire élémentaire ak secondaire yëpp dañ leen connecté ci internet gratuitement aussi ñu ngi am benn académie li ñuy wax Sonatel Academy Sonatel Academy nag lu ko tax a jóg mooy vraiment former ay jeunes ay xale yoo xam ay ndaw yoo xam ni maanaam amuñu sax peut-être chance su dem def ay études yu sore donc lu ñuy def ndaw yooyu la ñuy jël daal di leen former ci coding mooy affaire internet yooyu pour que ñoom tamit ñu mën a demal seen bopp li ñuy wax entrepreneuriat des jeunes ñu mën a demal seen bopp def lu bëri donc fondation bi aussi ci action yooyu lay dox ndax comme xaw ma ndax gis ngeen li ñuy wax projet village nga xam ne vraiment dañuy ci am ci bërëb dem nañ fi sob xam nga ndax xam ngeen sob fu mu ne sob village bu nekk sob waaw sob c'est kii la nekk ay côté Fatick dem nañu aussi Mbaxana moom côté Saint-Louis la nekk vraiment bu ñu fa demee li ñuy def mooy rénover ay école mooy naam defar ay école ba mu vraiment nekkaat ci condition defar ay point d'eau defar maanaam def fa ay ndox def fa aussi centre de santé pour que nit ñi mën a faju def fa aussi électricité am na ñoo xam ni amuñu courant donc ñun jaww bi solaire bi la ñuy jël transformer ko comme ça ñoom tamit ñu xam donc vraiment projet yoo xam ni wax dëgg yàlla waaw ñun suñu wareef la ñuy def ndax RSE bi mooy vraiment heure liggéeykaay bu ne dafa am wareef
ci doomu aadama yi am wareef ci koom-koom bi am wareef ci jaww bi donc ñun daal Sonatel ñi ngi ciy def ay jéego te ñu ngi ñaax population bi ñoom it ku nekk xam nga état mënul def yëpp société bu ñu ci jàppee population yi jàpp yi ñëpp jàpp ci Sénégal jëm kanam voilà très intéressant en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax madame Sow merci d'être passée nous voir pour waxtaan ak ñun ci taxawaayu Sonatel jëm ci déchets plastiques yi surtout ak ñàkk cet gi ñuy seetlu ci dëkk yu bëri ñun fii ñu toll tembe dëkk bu mel ni Kigali nekk Rwanda dafay inspiré dëkku Afrique yu bëri foofu d'ailleurs dégg naa selon mes antennes ni boo wàccee ci aéroport bi mbuusu plastique ba nga fa ëndaale ci aéroport bi lañ koy confisquer donc c'est des gestes yoo xamante ni il faut que ñëpp jóg ci pour ñu gën a assurer li tubaab tuddee protection de l'environnement merci madame Sow c'est moi qui kontaan nañu jërëjëf macha allah et puis oustaz yooyu yëpp ci jaamu yàlla la bokk waaw defar sa environnement nit ki doo defar sa kër rek am catu ginaar boo defaree kër gi baax na nga defar mbedd bi ak ñi nga fa dëkkal ci koñ bi xam nga ce n'est pas pour rien que ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala farataal si ñun li nga xam moo di njàpp laata ñuy julli bu ñu amee sobe su mag ñu sangu c'est juste pour saa su nekk ñu mën a set beneen bi mooy pour problème environnement bi yàlla wax na ko si alquran bu yàgg zahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un yàlla nee ne géej gi ak jéeri gi yëpp yàqu na nee na lu ko yàq doomu aadama yi ni ñuy doxale nee na moom moo indi si dégradation boobu noonu nee na nag yàlla nee na comme ñoom ñoo ko yàq xëy na bu ñu xoolee analyser xool yàqu-yàqu yu ñu def dana tax ñu dellu gannaaw ba leex taxoon ñu yàq ko ñu bàyyi ko damay seetaan dama doon documentaire benn naa di si wax lu am solo si sachet yi wax nga ko léegi mooy lan 7e continent 7e continent lañ ko tuddee nga xool ne jën yi sax dañuy lekk sachet yi te après ñun dañuy consommer jën yi après mu indil ñu ay problème sanitaire lu jur continent mu ne on vous montre les images mu ne toile yi day jën yi bu ñu ko lekkee ñun bu ñu consommer jën yi poisson yi day am effet yoo xamante ni yu négatif la si suñu yaram kon ndekete ñun ñooy yàq suñu wérgu yaram te xamuñ ko te l'islam moom diine set la l'islam itam diine la boo xamante ni environnement daf si bokk ñoom sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne ku amul soxla si garab sax romb nii garab rek dagg ko noonu bu ko def parce que la muy absorber ci li nga xam ne moom moo di comme ni ko soxna si waxee li lay lor di la jox oxygène loolu itam dafa nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la kon nit ñi nañu sàmmunte ak seen wér-gu-yaram ku nekk nag wax dëgg yàlla yaa mën a dimbali sa bopp diine ji ñu nekk nag diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee naa la bu la waxee ne jàppal juróomi yoon par bés loolu mooy fexeel ba diggante bi dara lu lay lor wala salte wala leneen ak leneen nga moytu ko ñun nag nañu dimbali suñu bopp Pape Cheikh buñ ko defoon rek caaf xam mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax oustaz Assane di nga dellu si waat ci télé bi suba ci fajar incha allah waaw ci suba gi lundi suba la samedi tey la samedi wax nga dëgg dimanche kon suba ci conférence yi waaw dama sonn Pape billahi suba ci conférence yi waaw conférence sant yàlla rek sant yàlla waa ziar bu baax ñu doon fañ demoon tey waa Femat Sorano ak waa Wakam imam Ousseynou Gueye Femat ak madame Mbacke soxna Naata macha allah soxna Naata nit ku baax moom suñu yaay la sëñ Mouhamadul Bachir moom sëñ Mourtala moom sëñ Cheikhul ñoom ñëpp a ngi fa radiyallahu anhu ñëw couleur jotaay bi ñaanal rek moo tax yeewuñu wax dëgg yàlla mu neex nekk lool oustaz Pape Ana nga fa woon Seyda Fat Bintou Chérif Mamine Aydara ñëpp ay borom yi xam-xam macha allah ziar bu baax Okam fi ma mujjee cité El Hadji Malick di nuyu bu baax Ousseynou Gueye sama xarit boobu ak waa Wakam yëpp macha allah am naa jox mbokku téléspectateurs yi daje rek lundi ci weeru Ramadan ziar Cheikh Abdourahmane Ndaw bu suñu wayjur El Hadji Ousseynou Niass sa Kaolack ak madame Ndaw Binat ñu ngi leen di nuyu ziar ñëpp Seck Salatu famille jox ko madame Sakho macha allah maman Ndeye Seck kon Pape ba altine incha allah yal na yàlla dolli sutura ak xéewal yàlla may ñu fekkee koor yu bari incha allah incha allah kon mbokk yi mu ngoog mën nañoo tàmbali nag recevoir agum ñi fi ne laata ñuy dalal professeur Ismaël Madior Fall ministre de la justice ex-AIDEX place baa ngi nii kay toog professeur Songué tamit ñu ngi koy xaar mon ami Papis mais venez me rejoindre kaay leen ñu toog ah fii mooy loolu fii du jàkkaarloo de fii mooy quartier général fii on est libre. Bonsoir Papis, bienvenue. C'est vrai que ren téléspectateurs yi namuñu leen noonu bu baax ex-AIDEX parce qu'on a eu au moins deux jàkkaarloo je pense jot ngeen leen mosal 2 jàkkaarloo voilà et c'était magnifique. Merci d'être là professeur. Mais comme vous voulez hein, asseyez-vous parce que ambiance su biir kër la. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Pas de voilà règlement nii lay demee nee lay demee comme kër rek waxtaan yi ni muy demee après voilà pas trop de protocole. Et puis voilà monsieur le ministre merci d'être là. ñu ngi lay gërëm bu baax. bonsoir.
merci d'être là professeur Ismaël Madior Fall mooy ganuk quartier général bi réagissez ñu ngi leen di xaar ci sunu ay plateforme asseyez-vous ici bu ko defee ñu mën a tàmbali waxtaan mais d'abord Papis ñu ngi lay nuyu merci d'être là voilà le micro. voilà ñu ngi lay fay. di la féliciter. merci. di rafetluwaat jàkkaarloo bi. à notre façon. di fàttaliku daaw. ci weeru koor bi ñu defoon ko. man di réitérer li ma waxoon rek. di la ne bon courage. merci parce que grosse production gros effort et je t'encourage et je te félicite. merci voilà merci tey on parlera justice. justice waaw justice moom mooy je crois li gën a am solo wala bokk na ci li gën a am solo ci àdduna bi. ndax justice bu amul. ordre du am. te ordre bu amul dañuy nekk ay bàyyima. et je crois que li ñuy différencier ak les animaux. mooy cette moralité. te boo xoolee justice dafay inspiré wu si lu bari ci wàllu moral. xam nga ñaari ponk moo koy tënk ci wàllu wolof. je suis pas bon en wolof. mais ñaari mën na ko tënk je crois. mooy loo war a def. ak loo warul def. mooy droit ak devoir. loolu rek moom mooy justice. loolu la tënk loolu lay encadrer loolu lay accompagner. mais je suis content également ñu jàkkaarloog un spécialiste du droit. un technicien du droit balaa muy nekk ministre. un grand théoricien yi. waaw nekk un Sénégalais. je crois que tey dans un discours très accessible. dina wax Sénégalais yi réellement fan lañ toll ñun déjà si wàllu justice. parce que justice Pape Cheikh je crois que lu ñuy gën a renforcer la chaque fois parce que du doy. da ngay gis ñëw ne nañ def lii tey. suba noo contexte bi correspondre ak besoin bi. tout à fait est-ce que waruñu ko xoolaat nan lañ ko war a xoolaatee kan la war a intéressé kan la war a yàqal. muy loo xamante ne dafa dynamique day dem ça avance ça progresse ça avance. donc chaque fois dafa war a ànd ak xereñ tey. ak genre dépassement. comprendre un peu les enjeux sociaux auxquels tu fais face dans ta société. énormément d'aspects importants je crois. moo tax xam nga du ma technicien du droit. dama koy théoriser selon ma perception. et les normes standards xëy na. mais comme am nañu kilifa bu toll nii macha allah mu xelam màcc ci mbir mi. je crois que tey justice dinañ ko tojaat ko. super par le biais de notre invité aujourd'hui. tout à fait merci Papis professeur Songué ñu ngi lay nuyu ça nous fait tellement plaisir heureusement ñun bu ñu la gisul ci télé bi rek dañuy laqatu ci ginnaaw machine yi di xool sa chaîne bi ci Facebook beeg ñoom seen di sàkkuwaat xam-xam te loolu la Sénégalais yi di gërëmee merci d'être là. waaw jërëjëf Pape Cheikh di la wax ne rek mbégte bi ñoo ko bokk. ñëwoon nañ fi daaw delluwaat si nen ñu ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñu teewoo ko ay yeneen déwén yu bëree bëri amiin di def ni Papis def rek féliciter la d'abord parce que concept bu original la c'était pas du tout évident du tout au début de l'aventure mais jëmmal nga ko wax dëgg yàlla dugg na ci xolu sénégalais yi ne serait-ce que pour ça ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla yokk la jox la ndëgër lay beeg kattan bi nga mën a wàccoog liggéey bi nga xam ne moom ngay def amiin léegi nag thème bi nga wax wàllu justice loolu moom dama yaakaar ne moom lañ war a njëkk a waxee ci penc moo xam ne nee nañ ci démocratie lay dox d'abord damay rafetlu ki nga xam ne moom moo fi teew di sama xarit di sama wóllëre le professeur Ismaïla Madior ñu doon dajante ci couloiru université yi àdduna dox ba wax dëgg yàlla mu toll fi mu toll nii wax dëgg yàlla koo xamme la ku ko xamoon démb ni mu taxawee tey du la bett parce que ña ko xamoon démb njàng lañ ko xamee woon ña ko xamoon démb xamoon nañ ne mosul dugg lu jëm ci syndicat wala ci politique donte contexte ba mu doon jàngee man ak moom contexte de bouillonnement la woon sur le plan des revendications mais moom da nga ko doon seen il était un peu à la marge c'était plus entre guillemets une sorte de rat de bibliothèque qu'un activiste boo doon gis nii muy gën a feeñ ci revendication estudiantine yi donc pour dellu siwaat ci droit bi en tant que tel xam nga société boo ne tu te gouvernes de façon démocratique fondement booba déjà moom mooy justice parce que justice bu fekkee moom moo lal démocratie dina mën a dox na mu war a mën a doxee maanaam daal justice mooy cëslaayu démocratie maanaam justice moom moo mën a tax ñu ne fii de démocratie am na fii wala démocratie amu fi léegi nag boo xoolee justice ci benn problématique rek la tënku pap mooy diggante dëgg ak doole ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi man ak yow ñi nga xam ne ñooy les gouverner ñoom ñu nekk les gouvernants liñ leen di laaj mooy ñaar yooyu bés bu ñu féewalee muy dëgg
ak doole loraange day am ci biir askan wi surtout parce que yow xam nga ne kenn du la ko jàngal dëgg joo xam ne amul doole ju ko jëmmal dëgg jooju amul njëriñ waaye doole joo xam ne it ak lëkkaloowul ak dëgg nooteel rek la lay jur donc ci recherche d'équilibre boobu wax dëgg yàlla ci li ma yaakaar foofu mooy cëslaay mooy fondement mooy wéeruwaay li ñuy wax justice te mënoo wax état de droit te waxoo justice mënoo wax démocratie te waxoo justice mu ngoog merci beaucoup professeur Songué donc ñu ngi xaar laaj yi ak professeur Ismaël Madior Fall ministre de la justice Bouba Ndour moom itam mu ngi ñuy fekk si léegi nii ci plateau bi d'abord Exidex ñu ngi lay nuyu sànq rek maa ngi waxtaane programme après corps absolument Pape Cheikh Fatou Guewel bi waaw voilà donc Aïda Samb bi Djibi Dramé bi waaw dañuy dem Pati incha allah defe naa ne bu ñu waree jàmm rek Pape Cheikh Sénégal yi dinañu kontaan loolu waaye balaa boobu rek ñu ngi nuyu ñu nu bokkal plateau bi di nuyu les téléspectateurs aussi di amati mbégte rek di ñëw comme ni ñu ko defee chaque samedi waaye waxtaanee ci lu gën a fës nag ci wàllu programme yi nga xamante ne incha allah bu ñu waree rek dinañu ko dérouler donc commencé ci Fatou Diouf bi nga xamante ne le mois de juin ñëpp xam nañ ne weeram la waaye tamit kii di Djibril Dramé moom ci boppam gis nañu ne chaque fois événement boobu Sénégal yi dañu koy xaar donc moom it defe naa ne Sénégal yi dinañ kontaan lool ci xew bi yegsee balaa ñoo génn rek xëj na dinañ ci ñëw lancé waat date yi pour que Sénégal yi teel a fagaru bu loolu weesoo tey nag Pape Cheikh dañu génn dem bitim réew seeti ay artistes donc yoo xamante ni donc kenn koo xamante ne gën nañ ko xam ci turu Fata El Presidente parce que woor bitim réew yenn yi c'est pas évident ñu bëri dañuy foog ne artistes bu ñu demee bitim réew tournée wala ñu préparer seen album xëj na du ñu woor waaye nag joxantu nañu tuuti daal di tendre le micro xool ñooñu muy Fata ñoom Balvada at ñoom Kenkeliba di ay artistes yoo xamante ne ñu ngi bitim réew ñoom it naka la ñuy dundee weeru koor ba foofa ca Angleterre donc dinañ ci ñëw bi ci kaname amul benn problème ay Kenkeliba ak Balvada ak ñoom ñëpp dinañ leen déglu bu ca kaname mais d'abord ñu ngi nuyu Bijou si balaa nga ñuy jox Kenkeliba ak Dalvada tamit ñoom Sexew ak ñëpp ci biir Sexew wala jar bi mi àndal bonsoir Pape Cheikh bonsoir waa plateau bi ak ñi ñuy seetaan toujours un plaisir de nekk ci émission QG tey ni ñu koy defee à chaque fois mot de quartier la ñuy andi mais je pense que tey li ñu nar a andi dépassé na quartier waa Sénégal yëpp la metti ndax benn vidéo boo xamante ne c'est devenu malheureusement viral vidéo boo xamante ne démb ci réseaux sociaux yi ñëpp a ko naqarlu ndax benn nit ku sol tenue la ñu gis muy maltraité benn jigéen bu nekk ci chaise roulante mu nekk loo xamante ne ñëpp la métti ba tey rédaction am na gëstu bu mu ci def donc tey loolu la ñu nar a waxtaanee ci biir mot de quartier ci kanam xam naa bu ñu demee. voilà c'est vrai que dem ba tey vidéo boobu dafa viral ñëpp di ko naqarlu ci façon bi nga xam ne ni moom la ñu malmené kooku ama plago ba noppi toog ci chaise heureusement ministre de la justice mu ngi fi donc tey lépp luy jëm ci yoon daal. dinañ wax ci injustice boobu ñun dañuy kalaame tey voilà parce que ñun ñooy askan wi te askan waa ngi am na ndoog ñun. ci télévision Futur Média tey du producteur émission bi mais plutôt sama chroniqueur maa koy jox ay ordre exceptionnellement donc lu mu dégg man la buubu nuyul gaaw très rapidement ñu ngi lay nuyu voilà te nga gaaw jëla micro bi gaaw nga nuyu téléspectateur yi ginnaaw bi ma nuyoo sama pap nuyu sama yaay te nga gaaw julli ci sama bon waaw pap nekk ni en fait boo nekkee fële si ginnaaw nekk ni nii ngay sentir boo toogee dëgg la de sa fit du toog waaw dafa yàgg nag professeur dama namoon plateau waaw donc maa ngi nuyu ñëpp di wax que ni tey au lieu may taxaw si ginnaaw naan damay kii rek da ngay dóor directement pas côté bi parce que sama grand la mais côté ñoom papi mais man maa lay yemale waaw tey moom loo mën defal bu subaa ma jëlaat lengey donc maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu invitation bi nga xam ne ministre accepté na ko di aussi profiter di wax que ni c'est vrai que man ci ginnaaw laay nekk tout le temps mais di am fierté aussi di gis fi nga xam ni foofu la Sénégalais yi teg émission bi di quartier général je pense que ñun bu ñuy def dañuy jéem rek mais ndekete yoo li ñuy jéem dina toll nit ñi foo xam ne dafay jéggi dayo donc mu nekk benn sentiment de fierté parce que képp kuy liggéey boo sañoon lépp li nga ciy def rek
mu nekk loo xam ne dafa fës ba nit ñi di ko rafetlu. donc vraiment ñuy remercier Sénégalais yi si ni ñu jëlee émission bi def ko mu nekk bokk ci seen quotidien. di wax que ni vraiment ñi ngi kontaan si invitation yi ñu am fii yëpp ak invité de marque yi nga xam ne ñëw nañ fii. aussi tax Sénégalais yi découvrir leen un peu parce que ñu bëri ay hommes politiques lañu wala ay ministres doo ma dagg. non demal ak ay ministres rek yooyu ñu si gën a bëri. peut-être que ci seen politique bi rek lañ leen xamee. te baax na aussi nit yi nga xam ne ñoom ñoo yore suñu réew mi di ko dawal. ñu xam seen facette yëpp xam nan la ñuy dundee. parce que après tout aussi ay nit lañu comme ñun te dañu war a découvrir seen yeneen facettes yi quoi en dehors de métier bi nga xam ne moom la ñuy exercer donc vraiment ñuy rafetlu. ñëpp ñi nga xam ne jaar nañ ci émission bi. voilà et puis tey dama lay décorer parce que lu ma sol nga ñaan ma ko. am naa fi ay kiba yu rafet yoo xamante ni j'en ai commandé plusieurs parce que mérité nga ko. tout ça c'est pour toi. ma jóg jël wala. jógal jël kay man mënu maa jóg kay jógal tey kay ay ordre laa lay jox tout ça c'est des kiba pour toi. yow ak Youssou. lépp a ngi jógee Bàcci Dioum Keifa voilà y en a plusieurs. voilà. ma wax ci micro bi mbaa sama gars yi duñu kii. mbaa duñu mer non du pour ñoom du pour yow la. xalam di ca jaay. barke ba yaay borom li ci des pour Youssou la yow jëlal yooyu rek en attendant donc merci maison de couture Keifa pour ces belles tenues yu mu ñuy baaxee dem ba Sénégalais yëpp di def kiba voilà. c'est bien loolu mooy wane ni joxe na loo xam ne ni tendance na 23h50 mooy doog a jot laataa ñu jàll ci publicité yi fàttali leen itam ni yéen ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 numéro téléphone yaa ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi on a beaucoup de cadeaux pour vous d'abord balaa ñu leen di jël bay dugal publicité yi ñu nuyu quand même professeur Ismaël Madior Fall monsieur le ministre merci encore d'être là kontaan nañu ci teewaay bi ñun lii la ñu bëgg parce que ñaare kilifa yi ci ay plateau Papis Diaw lañ leen di gis ci Mamoudou Ibra Kane donc baax na itam ñu leen di gis ci jotaay yoo xam ne ni jotaayu people bi la wala peuple bi pour ngeen mën ñoo gindi ci ay questions yu bëri ñu ngi lay nuyuwaat. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Pape Cheikh di nuyu ñi fi teew ñëpp di rafetlu invitation bi di rafetlu aussi concept émission bi. comme ni nga ko waxee am na ay émissions yoo xamante ni c'est des émissions plus classiques voilà d'habitude ci yooyu la ñuy dem. lim nga leen sànq. waaye itam baax na ñu mën a am genre jotaay yi. genre émission yu mel nii. yi nga xamante ni dañu mën a waxtaan ci sujet yi ñuy waxtaan waaye ci beneen style. waxtaan ci de façon simple. waxtaan ci de façon accessible. ba nga xamante ni. kii li ñuy wax ci tubaab citoyen lambda bi. mën ko comprendre. tout à fait parce que dëkk aussi citoyen lambda bi la d'abord. donc maa ngi lay remercier. ci invitation bi. ba pare di saluer aussi concept émission bi. merci c'est pas pour rien quartier général nekk premier talk show fii ci Sénégal daañu dalal itam keneen koo xam ne ni tey moom moo ñu defal honneur seet si ñu muy Mohamed Seck dafay def mélodie divine tey dañoo changé. voilà dañu indi loo xam ne ni vous allez découvrir di ngeen gis bu ca kanamee li mu ñu indil ci quartier général bi en attendant mën nañu seetaan publicité yi et puis on se retrouve juste après pour tàmbali waxtaan bi ak professeur Ismaël Madior Fall ministre de la justice. Mundara Magundara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw